WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. This is an important announcement for anyone who wants health insurance, even if you missed the deadline. That's right. Don't worry if you missed the deadline for open enrollment. Right now, you can get the health insurance you and your family need from top insurance providers, even if you have pre-existing conditions or no insurance at all. The Plus Benefits Health Insurance toll-free number has been extended to help anyone who wants health insurance coverage now, or anyone who just needs a better plan or a lower price. Did you miss the penalty deadline, have a baby, get married, or get dropped from your plan? Don't worry, plans are available now, and in just minutes, we will help you find the right plan that's best for you and your budget. Call Plus Benefits Health Insurance now at 800-606-1841. The call is 100% free, and the help is real. You can finally get health insurance that's right for you. But hurry and get covered before it's too late. Call 800-606-1841 now to find the best plan at the lowest price. Call 800-606-1841. That's 800-606-1841. 800-606-1841. Here's important new information from the Diabetes Solution Center for you, a family member, or a loved one suffering with diabetes. If you have lost your provider, or if you need a provider for diabetic supplies, you may qualify to receive your diabetic testing supplies now with little or no out-of-pocket cost, regardless of your age. All you need is Medicare or private insurance to be potentially eligible. Call the Diabetes Solution Center right now for details. Just takes a couple of minutes. Our friendly, knowledgeable agents will give you free, no-obligation information, handle all the insurance paperwork, and make sure your supplies are delivered directly to your door for free. Call U.S. Medical Supply 24 hours a day. 888-303-9136. 888-303-9136. 888-303-9136. Call right now. 888-303-9136. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. Assalamualaikum wa rahmatullah.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xanaa tàmbalee émission bi ubbeekoo sant ki nga xam ni moom moo jara sant muy suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moo ñu may wér may ñu kattan ba ñu dellu si fii may leen wér yéen itam auditeurs yi may leen kattan ba ngeen toog aussi di teewlu di ñu déglu kon nag ñun ñëpp nañu ànd ñu sant ko sant goo xam ne nii duñ ko bàyyi ba bañ koy wuy ji di leen yëgal li nag tey jii ci dibéer ji lii ñu koy wax rajo Sénégal émergent ñii di ko dàkkantele la voix de l'émergence kii di ko dàkkantele la voix de l'excellence mu gënal ma ci nag ndaxte sama jarbaat moo ma ko jox ñii di ko dàkkantele la rajo majeure ñii di ko dàkkantele la rajo number one ñii di ko dàkkantele la rajo arc-en-ciel man ma di ko dàkkantele la rajo gagub ganaar lépp nag parce que ku ci nekk na nga ko gisee jàpp naa ni rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele aussi la rajo gagub ganaar moo ko yor parce que man waxuma ko yéen a ko waxal seen bopp kon nag di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu diaspora bi yëpp bàyyiwuma kenn ndax yëkkati kenn rajo bi foo xam ne nii wax dëgg yàlla de ñun kawe na suñu njort lii firnde ji rek moo di ajuma ji maa ngi tase ku baax lool macha allah ku jeex tàkk ci suñu borom subhanahu wa taala ni ma amar de wax dëgg yàlla ñi ngi déglu sa rajo bi ma ne ko nga ni mu ne ma ñi ngi déglu sa rajo bi wax dëgg yàlla réew mi yëpp ñi ngi déglu sa rajo bi ma ne ko nag soo ko waxee rek loolu doy na ma sëkk wax dëgg yàlla dana tax ma gën a góorgóorlu laneen di ci des aussi xoolal ña fam bàccal na mu soree ak ña fa nekk wax dëgg yàlla un couple boo xam ne nii ay professeur lañu muy Cheikh Sadibou moom ak soxnaam ñu rafetlu lool rajo bi nag ñi ma ñu ngi may encouragé ba pare nag xam la may ma rajo bi ñëpp a ngi koy déglu ma ni ko nag peccum liir su neexee rek xamal ni ndey ji moo jàpp ci wagg ji parce que su doon man dong na wax dëgg yàlla jàpp naa ni du demee nii nañ jëlaat lépp delloo ko ci ñun ñi moodu yi ñun ñëpp mamaas noonu gi ak faatu yi ñëpp yéen a jàpp ci rajo bi yéen a tax vraiment encouragement yi ngeen ñu jox ñu yëkkati ko aussi ñun tam def la ñu man dama leen koy wax toujours du ma bàyyi ba dibéer jot rek ma jël lépp sotti ko ci mbuus daal di ni tey lan laa war a waxtaane naa li koy def yàlla moo ma mën a seede ni dama koy préparer ci boppam damay mel ni élève buy dem classe d'examen ndax lépp rek pour bégal leen seulement ñëpp mënuñoo bokk bég parce que nee naa leen rajo dëgg la képp koo xam ne nii ñeme nga ak dëgg xam naa ni yaa ngi ci biir képp koo xam ne nii aussi wax dëgg yàlla da ngay gis ak dëgg nga teg sa tànk xamal ne yow mënoo bokk kon parce que ñëpp mënuñoo bokk bëgg kon nag lépp lu rafet ci wax ji rek xam leen ni nañ ko delloo ci suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne nii aussi am na ay gàllankoor na ngeen ma ko jéggal xam ne doomu aadama la damay juum et je suis sujet à des erreurs rajo bi nag rafetlu bu ngeen ko rafetlu aussi du tax ma yëkkati sama bopp man naa la romb ba dem xanaa ma wax nga xàmmee baat bi ñu bari baat bi la ñuy xàmmee am na ñu bari ñoo xam ne ni aussi nee nañ dañu maa bëgg a gis am na ñu may proposé ni ma pourquoi doo ko def live ma ne ko ëpp naa def su ma ko defee live du ngeen seetaan parce que soo gisee nii may def ci rajo bi teg alom fii teg new fii teg darkase ji fii teg boolo bi yàpp yi fii saa bu ngeen déggee rek ma tegal leen musique xam leen ni maa ngi xéewlu su boobaa duutu leen seetaan di ngeen reetaan bay bëgg a dee te bëgguma ngeen yàq seenub émission mais am na lu ma leen waxoon neewoon naa leen dinaa def live Facebook loolu ça n'a rien à voir ak rajo bi jotewuñu absolument rien jotewuñu dara maa ngi ciy liggéey nag maa ngi togg nag nu mu tuddati ci ceeb bi fi mu nekk nii maa ngi baaral mais yaakaar naa ni léegi bis bu ma ko sóoree duutu leen ko bàyyi ndax xam naa ne ku ci nekk da nga ko rafetlu émission tey bi ni muy demee comme ni mu daan demee rek lay doon donc amoon naa ay invité xam naa ni dama leen di dañoo am empêchement xam naa ni dibéer ji di ñëw incha allah danañ ñëw xam naa ni danañ fi def su boobaa liggéey bu rafet émission bi ni muy demee tey donc fi ñuy tàmbalee rek moo di leetar bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko jox yónnee ñu ko jaarale ko nag ci nga xam ni moo ko jaarale muy suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam gën ñu
gën suñuy ndey gën suñuy baay gënal ñu lépp lu ñu am gënal ñu suñuy am wax dëgg yàlla képp ku ko ni kocc aussi danan la ni baw donc xam leen ni step yi nga xam ni war nañu ko def na waru garam kon ñun ñi aussi wax dëgg yàlla war nañoo góorgóorlu ba step yooyu ñu teg ci suñuy tànk ba nga xam ni suñu demee fekki ko yàlla mooy dogal bis bu ko dogalee ñu dem fekki ko yàlla atte ñu ci yërmandeem boole ñeeg suñu yonent ci bi àjjanay firdawsi yàlla na ko yàlla def ku ni amiin wax dëgg yàlla yàlla na la yàlla ubbi ay xéewal parce que amiin ji xamuñu ban la ci yàlla yi nangu. Donc la rajo Gagub Ganaar donc su ma commencé ci kii bi après qu'est-ce que je vais faire li ma leen di tegal moo di éditorialu rajo bi moom day am toujours ensuite waxtaane suñu réew ci affaire élection yi nga xam ne moom mooy ñëw nañu jàpp ne rek suñu réew pouvoir moomu ko opposition moomu ko ñun ñëpp nañ leen waxtaan nañ leen seet na nga xam ne noonu lay gën a rafete parce que alternance 2000 amoon na fi macha allah ñi ngi sant alhamdulilah booba ça s'est bien passé muy bi nga xamee ni président Abdou Diouf jox na ko le président Abdoulaye Wade en 2012 aussi wax dëgg yàlla ñu rafetluwaat ko parce que aussi góor gi nga xam ne mi ngi ci Versailles yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram dama daan wax mu bàyyi politique mais bu ma ko bàyyeegun nañu gunge ba présidentielle yi weesu ndax ndëgg sarax boo xam ne ni teg nañ ko moom dana ko mën a xam ni moytu leen fii jaar leen fii kon yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram mais bu mu bàyyeegun politique bi na xaar ba 2019 bi passé donc loolu laay teg tey moom la ñuy waxtaane xanaa ma tàmbalee rek ci lettre bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala bala may dugal nu mu tuddati bi nag lettre bi dinaa rafetlu wax dëgg yàlla kilifa diine parce que ñaari yoon tase nañ mu naan ma borom rajo bu neex bi donc comme kilifa diine su xasee ba wax loolu rek sama xol sedd na xam naa ne kon rajo bi jaar na ci yoon keneen ki ma bëgg na ngeen ñaanal ko muy Serigne Sarr wax dëgg yàlla Serigne Sarr c'est un fervent auditeur ci rajo Gagub Ganaar tase nañ matul ñetti fan mu yëkkati lu am solo mu yëkkati xaalis bu am solo ni ma lii maa ko dugal ci rajo bi ma ne ko déet ëpp na mu ne ma kay parce que rajo bi jàpp nañ ne rajo bi ñëpp la parce que képp ku ci nekk rek yaa ngi ci gis sa borom kon nag ñaanal leen ko wax dëgg yàlla may ko fan wu gudd yàlla may ko wér gi yaram yàlla ubbil koy xéewal li mu bëgg moo ko xam su gënee yàlla na ko yàlla def su gënul yàlla indi li gën te boole ko ñëpp incha allah subhanahu wa taala donc li may wax rek xanaa leetar bi ñu daal di ci tàmbali daal di ci barkeelu. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم mbokki auditeurs yi xanaa yëgal leen rek li nga xam ni xewati na nga xam ni du lu bees suñu borom subhanahu wa taala moo ñëwati nag ak ay mbiram ñu ànd ak di ci ànd di ko ci sant ndax suñu mbokkum julit suñu mbokkum taalibe wax dëgg yàlla nekkoon fii ci communauté bi mooy Serigne Bassirou Gaye ci boppam wax dëgg yàlla moom moo wàccu liggéey démb ci gaawu bi dëgg na nag suñ boroom a dikk ndax moom seetu ci góor seetu ci jigéen seetu ci mag seetu ci ndaw ni ma ko waxee rek moo di tout est fait pour périr amul dara luy des kon nag suñu mbokkum jullit moomu muy Serigne Bassirou wax dëgg yàlla Serigne Bassirou Gaye nga xam ne ñoo daan nekkandoo fii ci jàkka ji yàlla na ko jàkka ji seede wax dëgg yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala atte ci yërmandeem te atte nag jullit yëpp ci yërmande wax dëgg yàlla te ñun itam ñu waaj parce que xamuñu kañ la toujours dama koy wax parce que wóoruma ndax dimanche prochain dina ma fekk ci suufam déet wóorul leen ndax dimanche prochain dana leen fekk ci suufam déet yàlla rek moom moo xam waaj bi moo dinañu seet li nga xam ne bëgg na ko ñu nekk ci li nga xam ne aussi bañ na ko ñu bàyyi ko complètement kon nag suñu mbokk moomu muy Serigne Bassirou Gaye yàlla na xeppee àjjanay firdawsi te foofa yàlla na ko gënal nee nañ nag danañ ko ñaanal bu subaa jàmm ci altine ji ci saalu malien yi mi ngi nekk 130 ak 131e rue ci 8 avenue bi ci ñetti waxtu loolu la ñu wax kon nag loolu rek laa ni woon dinaa ko tàmbalee bala may dugg ci biir émission bi Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la voix de l'excellence, la radio arc-en-ciel, la radio number one, la radio Gagoub Ganar. Fidèles auditeurs de la voix de l'excellence, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Gagoub Ganar et vous avez parfaitement raison d'y connecter.
Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.pat930am.com. Et ma principale mission, à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'excellence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté, elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, la radio Gagoub Galar s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif de nos paroles aussi fortes, aussi claires, aussi explicites, aussi séduisantes, basées sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent sous le magistère du président Ousmane Sonko. Radio Sénégal émergent, la voix de l'excellence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. mbokki auditeurs yi ma ñëwaat ci waxukaay bi xam naa li su ngeen ko déggee da ngeen xam ni espace santé la sama émission bee passé jotuma ko woon a posté li tax jotuma ko woon a posté essayé naa mais sama email ci boppam dañ ko yibaloon mais nag lu loxo def loxo mën na koo dindi yàlla def na lijjanti nañ ko moo tax jotuma ko woon a posté donc jigéen ñi dañoo rafetlu lool macha allah émission bi ma jaarale woon ci espace santé bi ñu bari nag dégluwuñ ko mënuma leen a yabal fenn di leen dem leen ngeen reprendre ko ngeen dégluwaat ko donc ñaan nañ ma donc dinaa ci dellu siwaat muy le cancer du sein muy cancer boo xam ni nii dafa yab lool jigéen ñi
dama koy waxaat di ko répéter parce que c'est une innovation parce que Radio Sénégal émergent la rajo Gagub Ganaar moo fi indi espace santé dinaa rafetlu parce que il paraît que parce que man damay teel a tëdd nee nañ ma yeneen rajo yi commencé nañ espace santé ma rafetlu kon nag donc gën leen cee góorgóorlu parce que su fekkente ni ku nekk jàpp na ci rek man jàpp naa ni dana gën a rafet moo tax toujours may wax ci sama terjumaan ji ni Radio Sénégal émergent dafa ñëw innover seulement la seule différence moo di kii le producteur ci boppam moom moo koy wax moom mooy wax directement daal mais nag na ngeen gën a góorgóorlu aussi yeneen rajo yi lu mu gën a bari rek santé bi mu gën a baax parce que wér-gu-yaram kenn mënu koo jënd kenn mënu koo dabe donc maa ngi leen ciy féliciter lu rafet lool parce que dañ ma ni ma vraiment yeneen rajo yi ñu ngi koy def ma ne loolu vraiment c'est un vibrant motif de satisfaction pour ñun donc ni ma ko waxee woon rek le cancer du sein jigéen ñi ñoo ma demandé parce que rafetlu nañ ko lool nañu jàpp ni bala ñoo dugg ci le cancer de façon générale suñu yaram nan lay doxe suñu yaram mën naa jàpp ni ab tabax la boo xam ne nii dafa am yu bare yu ñu boole maanaam ay milliards yi cellules ci boppam dañu dajale seulement kenn mënu koo gis fi ñu ko mën a gisee rek mooy ci microscope cellules yi nan la demee su fekkoonte ni dama leen koy mandargaal mel ni ma jël ni xooxub mango tolluwul nu xooxub mango parce que lu kenn mënta gis du toll ni xooxub mango ma doomu mango parce que day am ab xoox ci biir nga xam ne moom mooy noyau bi ci boppam am ñam wi ci biir ba pare nag amub enveloppe boo xam ne nii moom moo ko muur nag léegi der bi ci boppam enveloppe bi moo ko muur léegi nan lay doxee cellules yi di ay milliards ñuy dox nag ci seen biir di liggéey bu rafet moo tax ñun ñu nekk en très bonne santé léegi ci biir foofu dafa am lu ñuy wax gène nag moom mooy joxe ndigal li ci boppam saa bu joxee ndigal rek ni juddu leen du nag ab sëy du am comme ni doomu aadamay sëyee mais dañuy daggutoo daal di def yu bari mais nag ci kaw ndigal li la ñuy topp su fekkente ni nee na leen dee na aussi ñu dee dañoo discipliné ci ndigal li ci boppam la ñuy topp mais suñu demee ba ci kanam dana am foo xam ne nii dañuy xëtt ndigal li ci boppam moo di problème bi ci boppam ci gène bi dana am problème soit agression lay doon mais dans tous les cas salaan gaaw naa jooy wante soo ko laalul du jooy su joxee ndigal duñu topp ndigal li maanaam arrêté leen duñu arrêté dañuy continuer di jur cellules yi dañuy indiscipliné dañuy réew mi ngi mel ni ak kër su fekkonte ni jël nañ kër gi ci boppam ay néeg nekk fii néeg bu nekk ab organe la ab cër la ñu jël néeg bi ci buntu bi mooy par exemple ween wi au lieu que léegi su ne leen arrêté leen dañuy continuer di jur ay milliards ba fees dell xam nga loolu day daal di ëpp dayoo parce que dañuy wax ni dañuy jur de façon anarchique ay cellules indisciplinées nga xam ne dañuy xëtt ndigal li ci boppam mooy li nasaraan yi di wax li docteur yi di wax la capacité proliférative n'est plus limitée bu boobaa nag su fekkee ne ce n'est plus limité muy am une croissance à l'infini di jur ba dajaloo nag suñu dajaloo wax dëgg yàlla dañuy daal di nekk ab masse ci boppam dañuy daal di nekk ab tumeur ci boppam dañuy daal di nekk ab néewi ci boppam kon su fekkoonte ni dama leen di jox di leen ko firil cancer du sein lan lay doon maanaam prolifération maanaam multiplication jur boo xam ne nii ca weer wa dana ëpp dayoo lool parce que dafay am un dérèglement buy am ci système bi ci boppam cellules yi daal di xëtt ndigal nee naa leen salaan gaaw naa jooy wante soo ko laalul di jooy bu boobaa nag cellules yi dana nekk ca ween wa def ab tumeur def ab néew yi te su fekkoonte ni sax foofa la ñuy yem mu baax mais dañuy ëyibal foofa ba pare am yeneen yu tuxu daal di wuti faneen moo xam ca res wala faneen immigré mel ni ay xorondoom yuy tuxu nag su boobaa dañuy wax mooy phénomène de métastase noonu lañ ko tuddee muy cancer boo xam ne nii nag le plus souvent femmes yi ñi am juróom fukki at par exemple jëm kaw ñooñu lay faral di dal waxuma nag képp ko am juróom fukki at rek dana la daal mais ab seetlu bu ñu def ci boppam la ni noonu lay dikki yan mandarga lañ koy mën a xamee ween yi ci boppam day daal di am ab bul te su ween yi amee ab bul ci boppam côté ba weenoo nekk ca loxo ba ca poqotaan ma ca suuf dana am li ñuy wax càqar xam naa ne xale yi xamuñu càqar ci boppam ab néew yi lay doon boo xam ne nii côté ba weenoo nekk ca poqotaan ma foofa lay nekku bul moom la ñuy wax ganglion mën na doon benn mën na doon aussi yu bari der bi ci boppam deru ween wi daal di commencé daal di soppeeku nag léegi su boobaa mamelon bi fi nga xam ne foofa la su amee doom fa la ñuy nampe ci boppam kooku itam day daal di soppeeku daal di lemu ween wi du rond daal di commencé moom itam jël beneen forme dana am nag yeneen mandarga yu koy gunge mën naa ànd ak ay yax yuy metti mën naa ànd
ak ay nausée maanaam mën naa ànd ak ay vertige mën naa ànd maanaam ay miir ci boppam mën naa ànd ak ay xel mu teey ci boppam ak jeexaay ñu naan ko waa yow sa jeexaay bi du la jot sa jeexaay bi doy na war de yaa ngi jeex takk nii ay bopp yuy metti ay sëqat yeneen signe ci boppam maanaam ay mandarga mën nañu koo gunge. léegi nag am na ay facteur de risque yi waxuma ni képp ku ko am da nga ko am de mais ab seetlu bu ñu def la ay constatation yu ñuy def lañ seetlu nañ ni jigéen ji nga xam ni dafa yéex a taawlu dem na ba am fanweeri at ak lu topp fanweeri at ak juróom soog a taawlu seetlu nañ waxuñu nag képp ku ko am rek dañoo kii de seetlu nañ ni kat kooku cancer bi dana ko faral di yàpp ngalawaay kon yow mi nga xam ne seet nga ba xam ne kii nga nu mu tuddati yéex ngaa taawlu del faral di dem di def di contrôle ci hôpital bi ak lan jigéen ji nga xam ne mësta ëmb kooku aussi seetlu nañ ko nga xam ne mësta am doom seetlu nañ ko waxuñu nag ni képp ko masta am doom rek dana lan la de ay seetlu ñuy def la te du man dong bokkuma ci moom moo ko gën ak ñi nga xam ne dañuy am ménopause tardive fa ñu waree arrêté nga xam ne dana dem ba juróom fukki at ak lu topp juróom fukki at ak juróom continuer di fóot di gis ay régal ñooñu itam seetlu nañ ne cancer ween bi yàpp na leen de seetlu rek bu ñu def la dépp du caageenu nag képp ko am loolu dana la dal de mais su fekkente ni yaa nga ca biir del faral di dem hôpital ñu di la seet am na aussi loo xam ne nii ñi naan aw ñol maanaam alcool sàngara ci boppam jigéen ñi nga xam ne dañu koy naan xam seetlu nañ ne mbir mi aussi dana leen yàpp ak facteur génétique yi nga xam ne dafay topp lu mu demee ni waaso li gën a am solo mooy li ñuy wax dépistage dinañ leen jox ay poñ yoo xam ne nii dana tax ngeen teel koo gis maanaam del def autopalpation maanaam soo xëyee yow soxna si taxawal ci sa kanamu seetu yëkkatil sa loxom ndeyjoor ci sa loxo ca kaw ndeyjoor ca kaw defal sa bopp palpation ween wi ci boppam soo ci dajee lu mel ni sëpp wala lu mel ni ëreen wala ab bul bu nekk ci biir rek lagg dalal dem di dem hôpital seulement boo koy seet nag bul nekk su fekkente ni da ngay fóot bul nekk ba période fóot parce que période fóot ay perturbation dafa am ay bouton mën naa génn fu nekk ci sa kanam ci sa ween ak fu nekk te su booba cause d'erreur day daal di am nga daal di tiit te fekk booba du loolu ensuite sëriñ bi am na lu xam ne nii aussi yow itam sa waru gar la parce que soxna si ci boppam yéen a bokk di partager le meilleur et le pire waxoon naa ba may wax affaire prostate ni sëriñ bi ci boppam su fekkente ni tëddatoo ci lal bi ci suuf ngay tëdd soxna si ngal la waaye raxasi ndox la woon muñal ko su fekkee mën nga koo muñ mais nag na fekk aussi wax dëgg yàlla mu muñ koo muñ lépp loo gis waxtaan lay doon sëriñ bi yow itam su fekkente ni dañ nga ci ween bi sa tool la yàlla moo ko wax waxuma ko sa soxna nag laa wax et je suis clair et explicite sa soxna laa wax sa tool la yàlla moo ko wax su fekkente ni dañ nga ci ween wi loo xam ne ni daawoo ko ci daj ne ko pëkk man kat daj naa ci lu mel ni ëreen daj naa ci lu mel ni sëpp daj naa ci leneen kat bu subaa kaay ñu ànd neel ñu daal di lagg daal di dem hôpital ñu seeti ba xam lan la am na examen bu ñuy def bu ñu tuddee mammogramme nga xam ni suñu ko defee lu teel danañ mën a xam ni kat lii mën nañ ko koy jiiñ seulement li koy confirmer dëgg mooy il faut ñu def biopsie il faut ñu coppati ca foofa yóbbu ko laboratoire ANAPAT suñu ko xoolee danañ xam ndax am na ay cellules cancéreuses wala déet rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo Gagub Ganaar mi ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala képp koo xam ne nii jàpp nga ne dara jotu la yàlla la suñ borom subhanahu wa taala aar ba dala jura jot su fekkente ni aussi wax dëgg yàlla feebar nga suñ borom mi nga xam ne moom mooy faj ñun dañuy sabal bu rek yàlla la suñ borom subhanahu wa taala faj. Voilà donc auditeurs yi loolu moo doonoon espace santé bi di ko rafetlu du caageenu nag dañuy wax ni sama ndigg day metti nanga dem nga forootew sama bët day metti jëlalu tuufaay sa bopp day metti jëlal aspro wala kulifirdirin wala kaay nga foroote ko num tuddati kaay naan xasum xewar wala yu demee noonu non wanaan noon dañuy fexe ba am na ay fléaux yoo xam ne nii jaaxal na docteur yi fléaux yoo xam ne nii wax dëgg yàlla seetu ci ko am xaalis seetu ci ko ñàkk seetu ci góor seetu ci num tuddati donc loolu la am na facteur bu ma fàtte woon ma wax ko itam xale bi nga xam ne dafa teel a gis baax
nga xam ne soo amee fukki at ak ñaar waxuñu ne da ngay am cancer non 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 soo demee ba màgg na nga ci bàyyi xel sa yaay na ci bàyyi xel ngay faral di def ay contrôle kooku aussi seetu nañ ni nga xam ne dafa teel a gis baax seetu nañ ne cancer bi yàpp na ko donc comme je disais dañuy seet fléau yi nga xam ni jaaxal na docteur yi te mi ngi créer ay ravage parce que ñetti cancer yoo gis rek am na ci boo ci jigéen ñi am na ci boo xam ne nii benn bi cancer du sein lay doon donc loolu moo taxoon ñu ni nañ ko waxtaane nañ ko bee passé mais comme jotuñu ko woon a posté loolu moo tax ma ni bii yoon ginnaaw bu ma ko jigéen ñi ñaane parce que nee nañ wax dëgg yàlla dañu ko rafetlu man itam dinaa leen ko tegaatal parce que comme le producteur mooy wax directement waxtu bu ko neexee dana ko daal di tegaat ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala sànq nee naa leen li ñuy waxtaane mooy affaire élection yi parce que Sénégal dafa nekk réew moo xam ne nii c'est une référence ba ñeneen ñi doon ñu ko ñeewe kon nag ñun ñëpp nañ leen ci jàpp moo xam ki ne ci pouvoir bi la moo xam ñi ne ci opposition bi la nañu xam ne Sénégal benn bopp la boo xam ne nii mooy suñu point de convergence mooy suñu trait d'union parce que lépp loo gis rek day jeex am na yeneen président yu fi jaaroon nekkatuñu fi donc li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala dogal nee naa leen mbir mi bul la boo xam ne nii dafay tourner xam naa dafa am bi ma waxee dafa am lu ma omettroon su fekkente ni di ngeen ma ko may ma dellu si waat ci affaire espace santé bi ngeen baal ma bala may dugg parce que temps yi yëpp dañ doon waxtaane ay affaire radiothérapie au niveau de Dakar ma di leen bëgg a yëgal leen nag le président Sall liggéey na ci liggéey bu rafet parce que nit ki su fekkente ni ànd nga ak moom nga gis loo xam ne nii du yoon nga di ko wax soo gisee mu liggéey bu rafet loo xam ne nii Sénégal ñoo koy bokk dañu koy wax parce que rajo biñ fi doon coow lu bari lii muy radiothérapie bi ci boppam rajo la boo xam ne nii dañu ko mayoon depuis 1989 c'était ci temps wu régime u Abdou Diouf régime góor gi ci Versailles yàlla na ko yàlla may fan wu gudd wér-gu-yaram te mu bàyyeegun politique nag nañu gunge ba 2019 bi passé moom itam régime am fa la ko fekk seulement rajo bi saa bu ñu ko defaree mu yàquwaat saa bu ñu ko defaree ñu wooy bàyyi jagal mu jagalaat ko mu defaraat mu yàquwaat ñu defaraat mu yàquwaat te rajo boo xam ne nii ancien modèle la c'est-à-dire que ancien modèle moo di suñ ko yabalee fi cancer bi nekk day dem rek bombardé c'est que am na yeneen yu bees yoo xam ne nii ñoo génn ci yooyu le président Sall commandé mu yónnee ci 4 c'est des accélérateurs de particules innovation bi accélérateur de particules yi def moo di suñu ko yabalee fa cancer ba nekk ca cellule cancéreuse yi rek lay dem yeneen yi du leen laal du leen yàq yeneen rajo bu njëkk ba nag dafay am ay effets collatéraux fañ ko yam loo du fay yam ci boppam mu am ay side effect dem faneen foo xam ne nii yabaluñu ko fa donc kii c'est des accélérateurs de particules nga xam ne fi cancer bi nekk foofu dañu ko yabal te foofu lay dem le président Sall nag def ci reer liggéey bu rafet jënd ci ñeent commandé ci ñeent parce que avant muy commandé sax njëkkoon nañu commandé benn banque islamique ñoom ñoo ko waroon a financé mu jógee Khartoum ñëpp xam na ni siège bi foofu la nekk ñun mettroon sous embargo te suñu réew mi ñu nekk muy États-Unis ñoo leen mettroon sous embargo donc boobu dañuy obligé canceller ko parce que du ñu mën a jot xaalis bi léegi ma commandé waat ci yeneen 4 benn dana am hôpital Le Dantec benn dana am dans le privé et ñaari aussi dana dem hôpital Dalal Jàmm donc am na auditeur yu ma doon laaj ba passé ni ma est-ce que ñëw na sérieusement for naa ci wewu bëy loolu laay mën a wax du ma ko confirmer du ma ko infirmer il paraît que bu hôpital Le Dantec bi il paraît ñëw na ba ñu installé ko donc am na aussi beneen auditeur bu doon wax naan amul ñu ko mën a doxal non loolu mënta nekk parce que su ko américains yi dee doxal sénégalais yi war nañ koo mën a doxal parce que la science elle est universelle kenn moomu ko te c'est pas les américains ñoom ñoo ko defar bañ nañ ko ba la médecine c'est la médecine et puis c'est une science universelle donc bu ñu wax rek di xeeb suñu bopp Ebola baa ngi bi mu fi amee américains yi jaaxle nañ yabal nañ ni Sénégal danañ dem jàngi ci Sénégal parce que xam-xam la kenn moomu ko mën na ñoo ëpp ay moyens nag mais mënuñu ñoo ëpp xam-xam yabal nañ fa ba pare jël xaalis bu takk jox ko ministère de la santé rafetlu loolu liggéey bi Sénégal liggéey donc je disais pour revenir parce que waxtu wi aussi mi ngi may jàtt la présidentielle 2019
Et les urnes vont parler. Une élection présidentielle est un événement majeur dans la vie d'une nation. Ainsi, 2 alternances se sont succédées en 2000 et 2012. C'est désormais une certitude absolue. Lorsque le peuple tranche par les urnes, ce choix est sacré, donc intangible. Même si le président Ousmane Sonko émerge du lot à l'issue du scrutin 2019, personne n'a le droit de s'asseoir sur la volonté populaire. Laissons la démocratie s'exprimer librement, en tout lieu et tout temps. Elle ne doit être ni tensée, ni molestée. Oui, le peuple a le droit de savoir, le peuple a le droit de s'exprimer. Les Sénégalais ont retenu la leçon des législatives 2017, entachées d'irrégularités du début à la fin du processus. Aussi, l'émoi sincère d'un peuple désemparé, balancé dans le désarroi, est la parfaite illustration d'un régime à la recherche d'un point de départ sur la dernière ligne droite d'un septennat qui reflète une complaisance affreuse. Le diagnostic de certitude est posé par les observateurs avertis. Un diagnostic formel. Il révèle un régime sans vision, assis sur un fauteuil roulant, constant dans l'erreur, voire la médiocrité, oubliant de faire avancer le Sénégal dans le bon sens. Résultat, c'est l'échec marginal d'un président de la République élu par surprise. Et le chef de l'État a planté économiquement le Sénégal. Son régime est un problème majeur sur lequel il faut plus de détermination. Le peuple ne peut plus supporter une telle dose d'oligarchie et l'électorat en fera obstacle dans les urnes à la présidentielle 2019. Ce tableau sombre, peint par le régime, installe une crise de confiance qui entraîne le Sénégal dans un piteux état. Difficile de faire pire. Le peuple sénégalais a le droit, a de quoi désespérer la certitude en vérité absolue. Un véritable examen de conscience se pose. Grâce au président Ousmane Sonko, il faut agir démocratiquement, je dis bien démocratiquement, sur l'exécutif. La principale cause du mal est non sur les symptômes. Le président Ousmane Sonko, c'est le patriote qui s'impose de par son sens aigu des responsabilités, de par son courage, de par la maîtrise de son argumentation. C'est le seul opposant à la hauteur des charges républicaines capable de propulser le Sénégal dans le concert des grandes nations. Aussi, un régime où la République de désinvolture s'est confortablement installée, aussi dans un contexte où l'emploi des jeunes pose problème, et que les retombées bénéfiques de l'économie livrée aux Occidentaux avec un soi-disant accord de partenariat où des signes de faiblesse sont constatés, le président Ousmane Sonko ne peut pas rester muet devant de telles forfaitures. C'est pas possible, il ne peut pas, en tant que patriote. De plus, pendant que certains citoyens croupissent en prison, d'autres personnalités proches du régime, épinglées par des cours de contrôle, donc c'est une justice à plusieurs vitesses et à géométrie variable. Ainsi, dans la perspective de la présidentielle 2019, les citoyens doivent se ressaisir, tourner la page des bisbilles et se concentrer sur ce critérium de vérité qui bat et palpite son plein au rythme du président Ousmane Sonko. Vive le Sénégal uni et prospère. Amadou Amar, Radio Gagoub Ganar, la radio de l'excellence à New York. Xanaa rek ma daal di ni ciao très rapidement ci Carlo 116 wi nag parce que Carlo 116 wi moom su ma fi duggee rek moom dénkoom dégg nga maam damay daal di bëgg a jeex
fi mu nekk nii moom dégg nga maa ngi ko appétit daal di ne caaw daal di dem Pikine nag Pikine xam ngeen ni Pikine restaurant bi nag moom kenn mënu faa romb te doo fa dugg te man de ma jaaxal moo da ngay fekk nit ñi nekk ci biti nag di xeeñtu xet gu neex gi ma ni leen yéen bu leen am leen fulla yéen itam dugg leen ci biir am na sax ku ma fa taseel xam naa ni dinaa ko jox sutura mais bis bu ma daf maa ñaan ni ma dimbali ma ngir yàlla bul ko wax ca rajo ma ne ko dinaa la kii nag mu ne ma xet gu neex yeeg publicité bi day moomu fi indi ma ne ko yaay yeey nag moom xam naa ni moom comme publicité bi la fi indi duutuma ko wax ca rajo ba ma laa di am sama fulla ak sama fayda ni mais yéen vous lay lekk lan mooy seen dont ñu dema bi saf bay sa paaxal may leen bi yéen bu leen ma fontoo du ma seen moxom duma seen morom ñu ni ma meno tonton bul yàkkamti parce que xam nga ni ci sax bay sa paaxal mooy suñu sant parce que ci toggin wi la ma pivoté ci sama wetoog nday yoo xam na frigidaire baa nga fees dell ki juus ak lu nekk ma ni c'est bien fait pour vous parce que da ngeen di yàqal client yi seen coow lu bari di ñu ne ma non tonton bul gaawantu dañoo defal ñu neex ba dee sedd guy nag toog fii di leen fi xaar jox leen ma kon léegi kon seeni numéro téléphone ñu ni jóorewuñu dara numéro téléphone benn ligne la ñu am muy 646 922 70 15 su ma mënta ñëw nag su may yable kon nan laay def ñu ne ko ni mu di caw ba ci xàllu 116 jours rek numéro building bi 243 la mi ngi ci 116 bi ci boppam et service client nee naa leen ñoom ñoo ko fi gën et puis c'est un restaurant bien propre su ma fa jógee nag ci sama ginnaaw mëndooy ci boppam wax dëgg yàlla Afrique PC computer bu baax ñëpp ko bëgg téléphone bu baax ci boppam aussi ñoom ñëpp nit ñi ñoo ko bëgg soo demee day def service client service après vente même su dul service après vente aussi sa computer soo amee problème soo ñëwee mu fixel la ko ci lu gën a gaaw te rapport qualité prix lay def qualité bi baax na te prix bi su ko fay lay doon njëgu caapi tuut te teew su fekkente ni li nga yor doyul jox ko li nga yor ci boppam mu dencal la soo ñëwee mottali mu jox la li ma jaaxal nag waxaguma ko nan ngay jaaxaane fii liggéey ba pare lekk ba suur jàkkaarloog sa waa kër Sénégal ñu ne ma loolu mën naa nekk de te kat man dooy nee na yaa ngi jàkkaarloo kër ga karaan koc ci buntu ba kat yow mii toog fii yaa koy ubbil système bi la lay def rek sooy naan nii bouton bi buntu bi ne kàcc daal di ubbeeku lii may wax nag képp ku am loo ciy sikki sàkka ngal la waay solal saw dàll ni càw ci xaalu 116 bi numéro bi 247 la ci boppam 116 ji boppam xaalu 116 wi su fekkente ni da ngaa sonn ba mënoo dem téléphonel 718 807 92 39 wala 917 334 60 99 bu leen fàtte nag sama rajo bi nga xam ne moom a tax waa bitim réew xam ma muy Pikine Diaspora rajo dimanche bu nekk ñuy def nag liggéey bu am solo lool monsieur Sène ci boppam ba waa Bakel ni ma saa bu ko monsieur Sène posté danañ ko jot nii la ma ko professeur yi waxee may rafetlu lool nag yéen itam na ngeen ci sant monsieur Sène xam ne nag dénkoom dé nga maam sa waa bitim réew ak ñeneen ñi suñ ma xamee jàppaleen ni ci monsieur Sène ci boppam la di ko rafetlu nag di béer ju nekk ma ngay def émission yu am solo ci boppam te ay boroomi xam-xam a fay nekk nag waaw Piki African Services Committee bu leen ko fàttee wax dëgg yàlla ndax feebaru hépatite B ci boppam feebar bu jama la mën naa nekk ci saw yaram de façon insidieuse te doo ko yëg ngalawaay demal amoo loo ciy fay amul laneen soo demee ni caw ci 127 bi ci boppam diggante Convent ak Amsterdam danañ la lëñbët suñ la lëñbëtee am lu ñu fekk ci biir danañ la daal di yóbbu hôpital ñu daal di lay faj su fekkente ni lëñbët dañ la rek te gisuñu dara su boobaa nag wax dëgg yàlla danañ la ñàkk ba dara du la mën a dal numéro téléphone bi ci boppam mi ngi nekk 212 222 38 82 danañ ubbi alterné ba ajuma li ko commencé 5 astaghfirullah azim 9h ci suba ba 5h ci ngoon suñu maga nga fa Daouda Ndiaye moom ak équipe bi ci boppam di liggéey bu rafet ginnaaw loolu ci boppam ragal pété day xañ a wërsëg Adja Khady food distributeur nee naa leen kaaru ngoon ci mburu mi lay daal di jël dugal ci enveloppe bi jël ñeem gi képp duma ko yóbbu poste office su ma noppee xattar bi ko ci sama wetu ndeyjoor ndawal yaa nga fa ñu rangale mu fees dell ndawal boo fekk rek bu fee ma nga ñu teg foofa man daal samay wax jenn la sant xar mu jaasir ku ko ci soxlawul ngir yàlla jaay leen ma ko ma jëlaat ko mun maa def publicité ba pare di ko njëkkante ak yéen ma yóbbu ko ci sama kër rakk jee nekk 111 ñu toggal ma ko togg bu neex di ñaanal soxna Seck mu am restaurant bis bu amee restaurant fii macha allah bu ma defal ko publicité bi maa ngi koy ñaanal rek yàlla na yàlla moo tili lépp yaakaar di fa distributeur nag et produit yu bari France lay jógee numéro téléphone bi ci boppam 212 933 03 74 numéro building bi 251 ginnaaw loolu bu leen fàtte sama menuisier métallique bi ci boppam wax dëgg yàlla Abdou Fati di liggéey bu rafet ñi ko fiy def ñëpp moom moo leen ko dàq te yàlla may na ko te ay mbiram cherul numéro téléphone am 917 478 91 75
foofu nag yemoo foofu nag waxtu test waxtu taxi yi ci boppam moom itam jot na logique système ci boppam mi ngi nekk ci Saint-Nicolas bi wax dëgg yàlla ñu ngay liggéey bu rafet bala ngaa dugg ci business ngir yàlla dem leen ngeen seeti leen ñu teete leen dana leen wax fi ngeen di jaar dana leen wax li ngeen di def su ngeen fa demee di ngeen fa fekk sëñ Fallou Ndaw ma nga fa am na aussi soxna Seynabou Ndaw ña nga foofa su ngeen demee danañ leen teete ba ngeen mën a dox ñu soog leen a bàyyi te bàyyi bi sax du leen bàyyi dañuy continuer di leen bàyyi xel su ngeen demee ci seen business bu leen ci dugal loxoy kese su ngeen demee ba mu am problème ay gàllankoor ni ngeen ñëw seet si leen su ngeen leen seetee wax dëgg yàlla dana leen seet gàllankoor bi lan la nan ngeen di fexee ba éviter ko bu baneen yoonee nga xam ne mbir mi du leen dal mi ngi nekk kat fii ci xàllu Saint-Nicolas bi ci boppam numéro building bi ci boppam 216 la mi ngi nekk entre 120e et 121e rue numéro téléphone u Sëñ Fallou mi ngi nekk 917 365 21 15 numéro téléphone soxna Seynabou Ndaw mi ngi nekk 917 497 77 32 te yamuñu foofu dañuy yónnee xaalis su yónnee xaalis def ko ci loxo yoo xam ne nii wax dëgg yàlla wóor la na ni ki nga koy jox wóor na te ña koy jël itam wóor nañu te kat fii li tax ma ni wóor na parce que dafa lëkkaloo ak RIA ak Choice Money Transfer ak MoneyGram muy ñu wóor lëkkaloo ñooñu lëkkaloo waat ak ñeneen fële Sénégal ñoom seen jooni poste officier war yeeg ñoom ñëpp ak banque yi léegi li nekk ci biir moo di soo toogee fii ci boppam bëgg a ubbi compte ngir yàlla demal seeti leen ñu ubbi leen compte soo bëggee versé jox leen ñu versé leen ko jox leen seen reçu wax dëgg yàlla kañ loolu ko la ko defaral di sa mbokk nekk fii dem leen kon ngeen seet si leen ma daal dina waat ni caw ba ci xàllu 116 wi réel waaw mbiri mbir yi moom mbaa jàmm la mais nag comme soxnaa wa gumbalee fa nekk xaaral naa fa dugg seet ba xam lii jàmbalam de man daal maa ngi dugg ci biir restaurant Kër Kumba ña nga naan réel ma ne sama fit wi rëcc ma ne li tax nag ma xam ne jàmmala samam xel dal ña ngay xaqtaay bay tàppante seen tekat seen gémmi yaa ngi neen batt xaqtaay bay yëkkati tànk waaw man su ma fi ñëwee ceebu teex bi moo tax ma ñëw ñi ne waaw man ceebu yàpp bi moo tax ma ñëw ñi ne yéen xanaa gisu leen maafe bi ñuy togg ba mu xel di ñi ne xanaa yéen seen moom ngeen xam suñu téere dibi ji la wax ubbi leen ci juróom-ñaareelu xët wi su ngeen ubbee dañ xam ngeen dibi ji benn la li ma ci jaaxal nag li ñuy wax lépp Adja soxna Awa Gumbale moom ma ngay ranger ma ngay defar wax dëgg yàlla di toppatoo client yi li ma xamagul nag te mu uf sama bopp bii moo di képp ku fa dugg lekk ba suur naan ataaya wala nga naan café soo génn di tàqamti ko ba ci man mii jaaxal na ma lool beneen yoon nag ña ma fa gis ñuy xaaxataay bay lu mu tuddati bay tàppante dinaa joxe seeni tur fii ci rajo bi mbaa mu suturaal leen boog joxe sant yi xam naa ni loolu moom dinaa ko def benn yoon su ma fi dellu si waatee numéro téléphone Kër Kumba 212 866 39 00 donc li ma doon waxtaane léegi ci nasaraan maanaam affaire élection yi laa doon wax xamal leen ni Sénégal day suñu réew moo xam ne nii dañu daan ñee ci affaire démocratie ni leen nag nuñ koy waxeeti 2000 wax dëgg yàlla addina bi yëpp tegoon nañ bët Sénégal muy bi nga xamante ni le président Abdou Diouf gagné nañ ko mu rafetlu ko nangu ko jox lañu le président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade aussi wax dëgg yàlla moom itam muy góor gi ci Versailles yàlla na ko yàlla may fan gu dëgg ak yaram bu mu bàyyeegun politique nañu gunge ba présidentielle bi weesu ndax ndëgg sarax yëpp ci boppam moom dina ko xam yàllaa ko ci may politique la xam. bi ñu ko gagné aussi 2012 moom itam wax dëgg yàlla mu rafetlu ko lool daal di ni le président Sall ñëwoon ma ñaanal la daal di ni yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ak man ni ne leen kaay leen nooy ngeen ànd ak moom aussi jéem koo jàppale pour réew mi mën a dox. ma ne nag nañu fexe ba présidentielle 2019 yi di ñëw mel noonu parce que li tax aussi xelum sénégalais yi tey nañu ko wax moo di élection législative yi ci boppam ñëpp xam nañ ni jaarul ci yoon su ma nee jaarul ci yoon moo di am na ay citoyens en bonne et due forme ñu xañ leen seeni carte d'identité te ñu waroon a voté muy warugar boo xam ne nii dañ koo waroon a def ci boppam ñu xañ leen seeni carte d'identité def une distribution sélective loolu rafetul ci boppam le président Sall ku wóolu na boppam liggéey bu rafet am na bilan boo xam ne ni mën na ko présenter Sénégal yi man jàpp naa ne na jaarale les prêts ci yoon Sénégalais yi ci boppam suñu xoolee ba xam ne que kii lim ñu liggéeyal ci juróom-ñaari at yi doy nañu
dañ koy falaat kenn du ko mën a nu mu tuddati téye Abdoulaye Wade noonu la defoon ba am deuxième mandat su fekkente ne aussi seet nañ ba xam ne doyatuñu parce que liggéeyam doyloo wuñ ko mbaa lii ruus ci économie bi population yi jariñoo wuñ ko ma nga jëm bitim réew ñoom ñoo koy jariñoo su boobaa aussi wax dëgg yàlla na ko accepté xam ni lii la yàlla dogal li may waxaat aussi di ko répété na xam ne doomu aadama du joxe nguur ab sëriñ ak bu mu mën a doon du joxe nguur yàlla ci boppam mooy joxe nguur yàlla mooy gérer ce monde à sa guise sans fatigue ni démesure mooy seet ku ko neex mu fal la mooy seet ku ko neex mu folli la mooy seet ku ko neex mu humilier la ci boppam loolu nag wax dëgg yàlla comme suñu borom subhanahu wa taala ci boppam xoolu lu dul doome aadama yi le président Sall na gën a góorgóorlu fexe ba sénégalais bu nekk gis ab boppam ci biir liggéey bi lee mu jël jox ko nasaraani ci boppam ni ko jéem a foqar ci waat su ko jéemee foqar ci waat ci boppam wax dëgg yàlla danañ ko ci jàppale su boobaa deuxième mandat bi mën na passer comme une lettre à la poste une lettre recommandée à la poste une lettre recommandée et express mais nag su fekkente ni wax dëgg yàlla aussi dafay wéeru ci ay nit dafa ni ñoom ci boppam ñoom ñoo koy jox un deuxième mandat duñ ko jox de c'est un peuple vraiment souverain ñooy seet ku leen neex ñu tànn leen ci boppam bi ma waxee loolu nag ci biir nu mu tuddati bi ma ni leen même su fekkoonte ni masala laa joxe nag waxuma ni moo am donte sax le président Ousmane Sonko moo jàll génn ngalawaay bu kenn toog ci kaw résultat yi nañu ko joxe niñ ko war a joxe rek xam ne yàlla mooy tànn nee naa leen mbir bi bul la buy tourné ku saw tour génn nga génn nekk président yàlla rek moom moo xam keneen xamul donc su boobaa aussi nañu ko jox xam ne aussi wax dëgg yàlla ak nu mu mën a demee ak nii mu déparé réew mi day wax dëgg yàlla dana jaar ci yoon ma ni leen nag seetlukat yi ci boppam mooy les observateurs avertis am na nuñ koy waxeeti am na lu ñu constaté maanaam am na diagnostic bu ñu def bi ñu defee aussi ce diagnostic attends Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah maa ngi waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ Amadou Amar ñu ngi lay nuyu di la ziare ñu ngi lay fay yow itam kooku di rafetloo ci rajo bi bu baax a baax Baye Diop Baye Diop jërëjëf ñu ngi koy rafetlu ñun tam merci beaucoup seenub rajo la waaye rajo bi neex na am na solo waaw li ngay wax ci affaire élection yi moom vraiment am na solo te intéressé nañu lool ñun ñëpp en tant que citoyen sénégalais dëgg la mais yow daal man bëggoon naa la laaj sa xalaat ci li nga xam ni dégg nga ay citoyen yëkkati woon nañ ko opposition bi ak société civile muy sàkk gi nga xam ne dañ ko sàkk woon ñu am benn commission chargée des élections waaw loolu noo ko gisee ndax dama xamul daal loolu lu ci président di wax di bañ bu fekkente ne moom wóolu na bilan ak it leen li ci topp mooy ministère de l'intérieur bii fi nekk te nga xam ni wax dëgg yàlla ñu bari joxañ nañ ko baaraamu tuuma ci affaire Petrotim ak ArcelorMittal dëgg la loolu it ñu sàkk woon ne nañ seet koo xam ni ñëpp dañ ci d'accord mu doon koo xam ne daal ci loolu dara ba noppi loolu it lu mu ciy war a bañ jaaxal na ma dëgg la naam daal yaakaar naa ni ku neutre koo xam ne ñëpp lay yabale nekk fa yaakaar naa loolu moom waru koo mën a bañ ba ñuy imposer koo xam ne nag ñu bari seen xel say na ci moom en tout cas man day sëriñ bi maa ngi rafetlu sa laaj bi man day ni ma ko gisee su fekkoonte ne am naa dogal ci président de la république dinaa ko ne jaareel yëf yi ci yoon moo di fexeel koo xam ne nii dafa neutre koo xam ne nii yoonam nekku ci koo xam ne nii mënta nekk juge et partie nga teg ko ne serait-ce que pour raxas sa der parce que président de la république du fi nekk forever dana fi jóge yàlla moo xam kan la li ma bëgg nag mu fexe ba nett li ba rafet ëllëg ki si biir na fexe ba bu mu mujj puso bi moom muy réer donc xam naa ne sa laaj boobu man loolu laa ci mën a tontu parce que mënoo nekk juge et partie na cette personnalité koo xam ne nii ku neutre la su boobaa dana raxas deram su fekkente ni wóolu na bilan comme ni ma ko waxee yow itam nga répété waate ko noonu ala kulli haalin Sénégalais yi dañ koy falaat su fekkente ne aussi seet na ba xam ni bilan bi maanaam bitim réew ñoo ci gën a profité économie bi bitim réew ñoo ci gën a profité xam naa ne beneen émission sax dinaa ci dikk parce que visitu waa ji ki fi jógee ngóorus président bi Macron dinaa ci dellu si am na keneen ku nekk ci ligne bi xaaral ma jël ko bismillah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence Gagub Ganaar asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw suñ bi na nga def waay sant subhanahu wa taala rapidement temps baa ngi jeex
waaw man lu ma dégg nga wax ne gars yi dañoo xañ ni seen carte d'identité yi. ñu ñàkk seen carte d'identité yi dafa naa xamuñu ne dañ leen a contrôler yaakaar naa affaire bi beneen problème la ndax man xam naa ko xam na APR la jëru carte d'identité. dëgg la xaaral ma yeggale li ngay wax ak li may wax benn la du caagee ni mu nekk APR wala faneen sénégalais boo mën a doon moo xam pouvoir la wala opposition la da nga am droit voter dañ laa war a jox sa carte d'identité moo xam nga far APR. affaire bi mistake la affaire bi moom juumte laa xam ne moo si nekk waa dañoo def naa neex. ok d'accord dëgg la mais nañu fexe ba juumte boobu bañ a amaat parce que c'est un péché mortel sénégalais citoyen war a woote nga xañ ko bismillah très rapidement quelques secondes dama desete am na beneen auditeur. rapidement di la gërëm téye ko fi nga ko téye baax na. incha allah jërëjëf. bette affaire bi na ma trop fi nga ko téye foofu la. merci beaucoup. yëf yi jëli dégg nga def demal foofu rek téye ko foofu. yaa ayyuhal lazina